asalaamaaleykum encore une fois ñu ngi leen di nuyuwaat di leen remercier bu baax a baax surtout yéen ñi jóge Mbour bàyyi seen liggéey ñëw fii yendu fi ak ñun former suñu jigéen yu baax yi yàlla moo leen di fay yàlla fay. di remercier bu baax Mati bi nga xamante moo initié programme bi moom la ñuy woowee la Lion de Pastef jàmbaar la gannaaw remerciement bi dañu leen di ñaan rek lu gàtt. xëy na événement bii ñuy def ni tey politique taxu ko jóg dañuy jàpp ne ñun ay citoyen lañ si dëkk bi lañ dëkk war nañ mën am benn façon politique bu ñu mënee boo xamante ne pour dimbale jigéen ñi la ñu am xam-xam mën a jëriñoo seen xam-xam moo tax lii jóg. waaye nag xalam di sa jaayu tamit li ñu bëgg mooy yéen ñii fi nekk nii tey ngeen xam ne politique Sénégal tey dafa toll foo xamante ne yëpp nit ñi si kaar jox leen ay 10 000 20 000. wax dëgg yàlla yéen ñu si mën a dimbale mu jóge fi ñu leen di ñaan ngeen góorgóorlu ci loolu mu jóge fi bu leen nangooti kenn ku leen nax yëpp leen si ay kaar bu leen nangooti ku leen di leen dig loo xamante ne bu ko defee ren balaa mu koy defati 5 ans après loolu vraiment ñaan nañ leen c'est un cri de cœur quoi ngeen dimbale ñu yéen jigéen ñii ngeen gën a ñu si loolu ñu jàppalante ñun ñëpp ñaan yàlla li ñu sumb mooy defar Sénégal soppi jikko yi soppi doxalin bi yàlla mi nga xam dara taw yàlla ñu ci yàlla dimbale. vraiment dafa jot discours bi du gudd parce que loolu rek moo ci am solo lii ñuy def si dëkk bi yëpp ça tourne autour de quelque chose rek mooy fexe ba nax leen dig leen ay programme dig leen ay projet nangam ak nangam yëkkati xaalis jox leen ngeen topp seen ginnaaw di daw rek di tàccu rek ngir yàlla ak yonent bi dañ leen di ñaan pour une fois génn leen si loolu ne serait-ce que pour seen doom yi di ñëw. yéen ñëpp ku si nekk tey am nga doom buy jàng amoo si moom yaakaar parce que da nga yor sa diplôme di traîner doo xam foo jëm boo bëggee faju Sénégal problème bi ngay am ndokk yàlla ba docteur Guèye defee clinique Joal parce que bu ko def loon tey yaakaar naa problème bi ñu am fii Joal kenn du ko lijjanti hôpital yi amuñ foo taxaw ba ñu faj la sax amul heureusement moom mu nekk fi vraiment Sénégal ñun kese mënuñ ko defar ñun jeunes yi kese mënuñ ko defar. lépp lu jag tey si àddina bi jigéen a ko jagal kon da dimbale leen ngir yàlla ngeen jàppale ñu defar Sénégal te nen rek lañ ko mën defaree moo ñu ànd bokk gis-gis bokk xalaat du ma ñemewu ma wax ñu ànd ak Pastef ñemewu ma ko wax parce que xëy na ku si nekk yaa moom sa bopp par rapport ak choix boobu noonu mais ñu bàyyi suñu xel ci fi ñu jëm xam ne lii fi nekk nii bu fi jógewul du baax mukk si àddina yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla yàlla yóbbu fi ngeen jóge si jàmm ak salaam ñu dellusiwaat fii encore yi defaat yeneen projet yeneen formation si yeneen module yàlla ñu yàlla yóbbu foofu ñun ñëpp kenn bañ a manqué di leen baal ax di leen baalu ax jaa ngeen jëf. Aliou waxee rek di leen jaajëfatal encore bu baax a baax depuis le matin yéen a ngi fi bàyyi seen temps bàyyi seen lépp ñëw ànd ak ñun ci formation ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier aussi suñu camarades yi jóge Mbour. nekk ak ñun fii depuis le matin ñoom aussi ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier la formatrice voilà moom aussi macha allah liggéey bi rafet na gis nañ sa taxawaay même yeneen produits yi fi nekkul sax je pense que expliqué na ko jigéen ñi donc macha allah ñu ngi lay remercier bu baax. di remercier aussi Mojib Joal Fadiouth jigéenu Pastef Joal Fadiouth te Mati jiite leen gis nañ seen taxawaay donc lii di ñaan rek nañ koy. perpétuer bu mu yem tey nañuy def dugg si yeneen module parce que lii rek moo mun a andi développement voilà lii rek moo mun a andi développement ñu former la nga dem ba munal sa bopp donc c'est ça qu'on appelle la politique autrement donc ñun Pastef suñ projet si loolu la faire la politique autrement mais dig la ay xaalis ak ay yooyu ñun nekkuñ ci lii rek moo am solo comme ni ñu ko waxee tey suba balaa nga maa may jën chaque jour jàngal ma déjà man nu may nappijee jën au moins ma autonome voilà donc lii moo ci am solo di leen ñaan nag yéen tamit soo leen ñibbee ngeen vulgariser lii au moins ku nekk mun see gis seen bopp seen groupement yeeg seen mbootaay yeeg yooyu waaw ngeen vulgariser ku nekk mun see gis seen suñ ko defee suñ commune bii buñ bokk nii Joal Fadiouth incha allahu rabbi dina jëm kanam. waaw ku fi ñëwati di wax lu ko neex ñun moom c'est sûr que suñ autonomisation rek c'est sûr que mun nañ jëmal suñ bopp kanam te nu mu ko waxee comment dirais-je façon bu ñu daan defee politique
donc ñun aussi dañ ci war a yeewu léegi ñu dépasser cette façon là voilà et cetera donc lu bëri mu ngi fi duñ ko wax bon politique andiwuñu fi aussi mais nag bon c'est ça aussi pour vous dire que lii mooy projet PASTEF voilà et comme ñu ngi dem ci ay échéances électorales loolu aussi dem leen di ñaax soo leen ñibbee seen i koñ ngeen wax seen doom yi seen waa koñ yi seen mbootaay inscription yi ci liste électorale yi commencé na inscription yi ci liste électorale yi commencé na donc commission baa ngi ci ginnaaw boulangerie Maana aux HLM donc ku am carte d'identité da ngay ut certificat de résidence nga dem ñu inscrire sur liste électorale yi su fekkee inscrire woo bon et aussi nee nañ ñu aussi am na beneen commission bu bees bu ñu fi andi commencé nañ maye carte d'identité Waly Diouf fii ku amul carte d'identité soo amee extrait de naissance ak certificat de résidence demal Waly Diouf suba di nga am carte d'identité parce que loolu dañ ko nëbb mais heureusement nit ñi xam nañ ko donc tax jóg leen ci voilà parce que sa carte rek moo la mun a may sa baat n'est-ce pas moo mun a tax ba ngeen mbébét yi ngeen am changement yi ngeen bëgg ci Sénégal ak ci suñ commune bi mu am et aussi di leen présenter Pastef toogul di leen présenter suñ candidat bi donc dañoo fas yéene ñun aussi bokk ci joŋante mairie Joal bi incha allah rabi di leen présenter suñ candidat mooy Papis docteur Guèye ñëpp xam nañ ko Joal donc moo nekk noonu di leen jaajëfal encore une fois de plus et merci. On n'était pas réunis bu ñu sañoon dañ leen dugal suñu ci ay une salle climatisée bu nga ne defar condition yëpp mais bon je pense que la prochaine fois incha allah dinañ améliorer. di remercier aussi waa MOJUP départemental ñoom ñi nga xam ne ñoo ñëw dooleel ñu di remercier la formatrice di leen wax ne Dramé wax na ko incha allah dañoo bëgg a sóobu si élection yii nii ak Pastef maa ngi rafetlu aussi bi nga xam ne parti bi man lañ tàmm pour ma jiite liste kii départementale yi kii liste communale bi. doo gisee ñu dugg ci politique ku nekk liggéey wàcc dem toog sa kër moo gën a yomb mais dafa am loo xam ne nag aussi ku nekk Joal di nga xam ne par exemple dëkk bi doxul ça ne va pas. benn exemple rek laay jox ci cadre scolaire 95 maa ngi woon CM 95 maa ngi jàng amaguma jabar amaguma kii instant bi am naa jabar am naa doom sama doom dugg na école ba tey Joal mënul amaat ay benn école suñu doom yi suñu jarbaat yi dañuy nekk classe yëpp double flux la te pourtant man lycée bi ma jàngee ndem si yàlla Paul Ndong moo ma toog mu toog temps étudiant la ñu woon mu ne ma man commune de Joal Fadiouth moo tabax lycée Léopold Sédar Senghor mu ne ma lycée Joal ak Mboro ñoo njëkk am nekk commune yu am kii am lycée ci Sénégal mu ne commune bi moo ko def pourtant ñun commune moo ñu tabaxal lycée bu ñu jàngee su fekkoon ne amu fi yoon Mbour la ñu waroon dem wala Thiès wala feneen te pourtant nag léegi suñu doom ñu ngi seetaan suñu doom yi école primaire tey ku bëgg a inscrire sa doom ci école privée mois de septembre bu jotee da ngay dem yor sa xaalis ñu ne la fees na parce que Joal va mal xalaatuñu tabax école xalaatuñu def leneen te soo xoolee cri de cœur boobu loolu moo gën a tax ñu lancé wu ci politique bëgg a changer mais nag aussi waxuñu politique bi nga xam ne moom moo fi doon am bëggoon nañ politique boo xam ne au moins ku nekk dina si gis sa bopp loolu nag moom moo tax ñu yéen ñi nga xam ne yéen suñuy yaay yéen suñuy sœur si yéen la ñu mën a compter parce que bu société bi changé si kër yi lay commencé si kër yi yéen a fa nekk ñu leen di jaajëfal di leen jox dig daje si fan yi incha allah merci beaucoup yéen ñëpp. comme ni ma leen ko waxoon ci suba di leen jaajëfal ci teewaay bi ngeen fi teew ndax woote ñu wuyu si la yombul le tout début est difficile nag li ñuy tubaab naan tout début est difficile tey la première fois la moo tax gis ngeen problème bi ñu fi am yëpp avant ñu démarrer dugg nañ fu ne génn njiit moo yombut te maa ngi ciy jégal bu baax ndax xaar bi yàgg na toog ngeen fi de 10 heures à presque 12 heures avant ñuy commencer maa ngi ciy jégal bu baax ni ko doog waxee rek ñun jigéen ñi ñoo mun a yóbbu Joal Fadiouth ci kanam te gëm naa loolu puisque kër goo gis jigéen a ko yor kër boo dugg jigéen ñee ko yor projet bi boo gisee ñu woote fii tey formation bi pour ku nekk moo demal sa bopp développer sa bopp kenn kayit jii ku la wootee yóbbu la meeting jox la 2000 francs boo ñëwee sa ndekki kese lay doon 5000 sa añ lay doon mu yem fa suba nga utaale leneen loo toltalaani loolu jox sa njaboot ñu lekk waaye tey ku la jàngal métier ne dama liggéey suba nga am métier gannaaw suba nga def li boo yàgg nga tabax ci kër ñun nag projet Pastef loolu ko tax a jóg ku ne yëg sa bopp ci Sénégal gis sa bopp ci Sénégal te ñun jigéen ñoo ko war a liggéey ñun bu ñu gisee war nañ mën a xam ne ñun jigéen ñi nax bi Joal Fadiouth dafa bëri nañ ko commencé fan suñu maternité bi maternité Joal ñaata at Joal amul maternité ñu ñëpp ay am doom ba man yàgguma am doom mais boo demee pavillon fi ñuy entré góor ña fañ lañ leen amalee doom est-ce que loolu yoon la amul sutura jigéen da ngay dugg foo tourné di am doom ku ne di la gis ku ne di dégg ngay wax loolu ñun ñoo ko war a xeex il est temps yu taxaw Joal am maternité école yi manqué na Joal classe boo dugg double flux la A B kii xëy kii gontu
CM boo demee classe yaa ngi tourné lii c'est même chose loolu ñun ñoo ko war a taxaw ñun femmes yi xeexal ko suñu bopp te ñu xam lu koy génne ñun GIE yi xam ne war nañ am place conseil au niveau mairie yi conseil municipal bi xam ne jigéen ñi am nañ fa place surtout les groupements féminins ñu xam li ñuy liggéey lan lañ bëgg ak lan mooy suñu projet ñu yóbbu ko mairie waxtaanee ko te il est temps que ñun ñi ñu jug ci loolu tax ñun si formation bi ñu andi tey loolu ko tax a jug femmes yi xam seen bopp gëm seen bopp xam ne war nañ mën a liggéey. maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu coordonnateur di nuyu Sankub Dramé di nuyu ñoom docteur Papis Guèye di nuyu suñu jigéen ñu ñaawul yi ñoom seeni di nuyu di jaajëfal Mati nga xamante ni man xam naa ne organisation yombul organiser pour mën a rassembler ay femmes autant de femmes je sais que yombul je le reconnais ndax man confronté naa à un cas pareil et j'en ai souffert li ma ci bëgg a teg nag mooy xanaa di leen présenter ñi ma àndal kii nii mooy Ursule Ngom mooy suñu secrétaire départemental bi kii nii mooy suñu chargé de communication Aïssatou Yandé am na Siga Marie Dione madame Guèye mooy suñu chargé relation extérieure maanaam yii nii moom moo koy faral di dox relation bi duma fàtte Béatrice Dione xale bu mën mag la nag waa JPS mooy jigéen bi jiite jigéenu JPS bi mooy ndawi Pastef ci département Mbour bi duma fàtte nag ñeneen ñi ci kaw ci biir ñoom Aminata Fall ak ñoom seeni ñoom yaa mujji nga xamante ni ku jóg mu jóg ku toog mu jóg kooku mooy mujji Jóob bu Pointe Sarène Aar Keita maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp parce que xëy na su ma limee sax dinaa jum ñoom Léa ak ñoom Sira maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp yi fi teew tey di leen baalu àq nag lu tax ma di leen baalu àq mooy yéen ñëpp da ngeen tëj seen kër yi ñëw fii yendu fi tey mënoon nañ leen oo ngeen bañ a ñëw mënoon nañ leen oo ngeen ne keneen bu kenn demee rek bu ñu ñëwee dinañ jot ci formation wala xëy na jaru ko waaye nag formation bi ku fi teew te xam nga ne am na njëriñ man mii di wax ak yéen man sànq maa ngi laaj suñu formatrice bi nga xam ne na ma baal ma àq maîtresse laa la ooyee sànq ñoo ngi lay jaajëfal bu baax maa ngi koy naan ndax boo bëggee ananas am doom yi ci biir ananas bi nan ngay def mu ne ma da ngay jël pot ananas ça veut dire quoi ça veut dire que man mii moom dama pare pour dootuma jënd sax ay boisson ak ñoom Rane ak ñoom seen dama pare pour defaral sama bopp samay jus comme ni ma ko waxee woon keroog njege ñaaw dama pare pour di defal sama bopp samay cuub depuis longtemps maa ngi defaral sama bopp sama eau de javel donc fii nag buñ leen oowee waxuñu kenn ni ban parti politique nga bokk waxuñu kenn APR nga bokk wala Benno nga bokk wala Pastef nga bokk dañoo ne rek jigéenu Joal yi ñëw leen ñu former leen donc amul benn coloration politique taxuñoo jóg ci assemblée bii bés bu ñu ootee pour wax mbirum politique dinañ leen oo ne leen dañoo bëgg a ñëw ñu waxtaan waxu politique mais nag kuy xalam di si jaayu buñ leen oowee ba ngeen toog ñu former leen ndax oote ñu ñëw mën nga oote te ñoom duñ ñëw wala ñeneen ñooy ñëw donc dañ leen ciy gërëm